jëf ci taamu bi ngeen taamu Walfadjri rawatina émission bi di le débat du jour niñ ko doon defee fan yi yëpp dañuy wéy di topp élection locale yi nga xam ne ci lañ nekk fan yi xam ngeen ne sax campagne bi daanaka bu ñu yeboo ne mi ngi ci cat li ndax ba campagne bi dooree ba léegi nag gis nañ ne candidat yu bari ñi ngi dem di wutali gox yi nga xam ne moom lañ namm jiite di fa diggee yu bari nag lan moo tax diggee yu bari yooyu ndax diggee yooyu maire mën na ko wala boog ànd na ak li nga xam ne moom lañ jagleel maire wala ku jiite collectivité locale te tubaab bi di ko wax domaine de compétence loolu lañ nar a waxtaane tey mbokk yi ci suñu débat du jour dinañ ci yokk tamit waxtaane li nga xam ne moom la maire di gagné bu fekkee ne dañ koo fal lan la lay fayu ca liggéey ba wala boog lan moo tax mbirum maire intéressé nit ñi bañ ciy tojante ay bopp pour waxtaane ko nag ma am mbégte lool di ci ànd ak Malick Diagne moom ci wàllu décentralisation Malick maa ngi lay nuyu di la dalal jàmm. ñu ngi lay fay di nuyu sa auditeur wu Walf TV ak Sénégal yëpp. ngay jàkkaarloo ci waxtaan ak Amadou Salif Tall moom journaliste la nekk ca Sud FM di gëstu lool di nemmeeku tamit ca mbirum décentralisation Amadou ñu ngi lay nuyu di la dalal jàmm. maa ngi lay fay bu baax Moustapha di la gërëm. di gërëm tamit sama mag Malick Diagne mi nga xamante ni. mun naa wax ne moo ma tettee sax ci wàllu décentralisation ci lu bëri. ma am mbégte ñëw fi. Malick ci yow sax la ñuy commencer suñu waxtaan bala ñuy sori rek nga fàttali ñu domaine de compétence moom mooy lan ak lan lañ ci dénk maire wala ku jiite collectivité. bon xam nga domaine de compétence. ci 96 réforme 96 ci la génn. mu doon ay loi yoo xam ne dañ ko jël di ay sañ-sañ yoo xam ne dañ ko jël jox ko. maire yi ak conseils municipaux. parce que bu njëkkoon mën nañu wax ni état dafa gàddu woon lépp jëloon lépp. 96 ci réforme boobu ñu koy wax régionalisation ci temps yooyu Abdou Diouf moo fi nekkoon. Sékou Touré moo nekkoon ministre de la décentralisation moo demoon assemblée nationale défendre projet de loi boobu. ba député yi voté ko ba mu nekk loi. ci la ñu voté ci la portant compétence. transféré aux communes. maanaam ay sañ-sañ yoo xam ne état moo ko moomoon ak gouvernement jël jéggal ko commune mu doon ci 9 domaines. yoo xam ne loi bi def ni lii man maa ko moom mais comme dama bëgg gën a jege askan bi dama leen di bay ngeen fal ay conseillers municipaux ak ay maires yoo xam ni jox leen ay sañ-sañ ak ay dogal yoo xam ne dinañ ko mën doxal. dans les limites de votre territoire communal. moo xam ci wàllu éducation la. moo xam ci wàllu santé la. moo xam ci wàllu environnement la. moo xam ci wàllu hygiène et assainissement la. ci lu bari loo xam ne. ci 9 domaines de compétence. loolu nag bañ ko doon def d'ailleurs boo xoolee loi bi boo xoolee exposé des motifs loi bi. mooy li ma doon wax gën a jege askan bi. mais en même temps gën a jox askan bi ay jumtuwaay. comme askan bi nag ñoom ñëpp mënuñu booloo nekk maire wala ay conseils municipaux ñu ne dañuy def élection locale fal ay conseils municipaux ñu fal maire boo xam ne après sañ-sañ yooyu yëpp dañ ko koy jox li ci am nag te ñu war ko wax mooy loolu lu am importance duñ koy wax dañuy wax rek compétence transférée mais man dama jàpp ni benn bloc rek la ñu transféré boo jëlee par exemple ñu ne santé c'est une compétence transférée déet ma jàngat bi ma ci am te ñi liggéey ci wàllu woowu am ci mooy kenn warul wax sax ni dañu transférer santé en tant que compétence parce que boo jëlee par exemple personnel bi ba léegi état bi moo leen di recruter moo leen di fay donc benn bloc la ci biir mooy maanaam wàllu comité de gestion équipement réfection centre de santé am na lu mu joxe mais ba léegi loxoom ma nga ca waaw ba léegi loxoom ma nga ca loolu nag progressivement xam naa dinañ ci dem parce que xam nga décentralisation moom processus la irréversible la mais ay pàcc la. d'accord bu ñu demee ba nga xam ni sañ-sañ yooyu ñu leen jox ñu ngi koy doxal na mu waree. dina am yeneen yoo xam ni dinañ leen ko ci dolli te defe naa yu bari loo xam ni. alors ay jéego yu bari yoo xam ne. Amadou Salif Tall dégg nga li Malick wax ci domaine de compétence yooyu ñu nemmeeku ko mais gis nañ ne ci campagne ba mu dooree ba léegi candidats yi ñu ngi promettre lu bari maanaam di diggee dinaa def lii su ngeen a falee ma defal leen lii est-ce que ci li nga jot a gis ci campagne bi yaakaar nga ne li ñuy diggee bokk na ci li maire man wala li conseil municipal man. waaw jërëjëf Moustapha. wax dëgg yàlla bu ñu dégloo gars yi di dem di wax seen programme ñu ci bëri sax dañuy génn ni ñu ko tuddee faral di waxee dañuy génn gaam parce que Malick lim na fii li nga xamante ni moom la loi bi maye. parce que état bi joxewul lépp
nekkul loo xamante ni lu complet la. te gars yi dañuy dem di diggee bay diggee loo xam ne bokk ci. am na ñoo xamante ni dañuy naan su ngeen ma falee naa defar réseau d'assainissement ñii naan la naa fi tabax loo xamante ni peut-être yeggul sax seen doole ñoom xam nañu ni xël commune bi ñu nekk loolu mënuñu ko te loi bi sax mayewu ko waaye loolu lépp bu ñu ko xoolee li ko waral mooy ñu bëri dañ ci sóobu te xamuñu ko te xam nga fu mu nekk nii dañu dégg maire wala dégg proximité dégg sax démocratie ñu yaakaar ne rek comme ci dëkk bi laa dëkk rek au lieu ñu dem gëstu à la base lu loi bi wax ak lu ñu leen may ci sañ-sañ defuñu loolu dañoo dugg ci làmb ji rek naa jiite rek ñu takkal ma fekk yàlla xam na ni ñoom lu bëri xamuñ ko moo tax déclaration yu bëri yu ñu dégg déclaration mun naa wax peut-être li ko waral mooy ignorance ñàkk xam boobu nag parfois dañuy wax ni population bi la fekk sax population bi parfois moom mooy gën a xam ki présenté wu comme candidat li loi bi wax kon nag loolu moo feeñ ni ñu bëri amaguñu mise à niveau dañu war a def mise à niveau ba Sénégal yi xam dëgg-dëgg lan mooy décentralisation dafa nekk à la mode rek waaye ñu bëri xamuñu ko te surtout ñuy xamul sax au moins ñi nga xam ne ñoo bëgg a jiite xam luy décentralisation alors Malick da nga gis ne ñàkk a xam la moo tax ñuy promettre loo xam ne bokkul ci seeni domaine de compétence wala da nga yaakaar tay lu la wala mbirum politique la rek xëy na boo promettre lu rëy gars yi fal la waaw xam nga ci débat yu mel noonu day difficile nga joxe sa opinion parce que man damay bëgguma di jiital opinion parce que c'est vrai yomb na rek nga ñëw analyser rek ñëw nit ñi parce que ba léegi amul ay études yu ñu def nga xam ne dinañu mën a permettre ba ci loolu di nga ci mën a am une opinion avisée mais c'est vrai que mën nañu def ay remarques yu bari remarques yu bari yi ñuy def mooy am na ñu bari soobu nañ ci te xamuñu maanaam nañ nekk maire te xamuñu bu ñu nekkee maire ban taxawaay lañ war a am mais nag foofu jàngat bi ma ciy def mooy loi bi de toute façon moo ni ku ci nekk mën nga nekk maire waaw du dëgg defe naa sax léegi dañu ko bàyyi ci savoir lire et écrire rek du dëgg loolu obligé wul kenn pour mu xam lan mooy domaine de compétence ak loolu na nga mën a bind mën a bind xam nga souvent dama koy wax xam nga tey doo tëb rek nekk magistrat da ngay dem jàngi am ay concours mais nag nomba tànk moom en général du yoon boobu lañ koy jaarale maanaam da ngay laaj rek bu ñëpp d'accord ni yow la ko ak nga bañ ko mën yow la donc xëy na loolu aussi jàngat boobu bu ñu mën a def mu mën a tax ñu gis ni voilà loolu constat boobu la secondo lu ci bari maanaam amuñu population yoo xam dañu am exigence maanaam kuy ñëw ci ñoom di wax ak ñoom ñu laaj la sa programme parce que nit bu waxee mën na feeñ waaw nit boo xam ne dafa jóg ni man dama bëgg gox-goxaat bi parce que dama am yéene parce que dama am mbëbët bëgg a jëmale gox bi kanam da nga wax fan ak fan nga koy jaarale fan ngay jaarale nit ñi nag yu ci bari bu ñu dee voté du ñu jiital loolu maanaam en général soit le vote est affectif soit ci spectacle lay lalu maanaam gis na nit ñi mi ngi riir oto yi bari na mbubb yi grand mbubb yi bari na t-shirt yi bari na ak kon moom la maanaam suñu type électoral aussi il faut ñu am ay jàngat yu ñu ci am maanaam majorité silencieuse boobu nga xam ne ñoom ñooy voté ñoom ñooy tax kii falu ak kii bañ a falu yan façon nit lañu dañuy wax très souvent que ni ci élection bi en tout cas ñu ne le niveau du débat ñu ne dafa faible trop maanaam li nga xam ne moom la ñu war a waxtaane ci wàllu décentralisation waxtaane ko ci wàllu gox yeeg goxaan yi waxtaane wuñ ko ay débat yi ci ëpp ay diggante rek la yaa fi def lii maa fi def lii yaa fi wax lii maa fi wax lii ñenn dañuy ñëw pour def campagne est-ce que bésu niveau boobu nekkul responsabilité wu ñàkk xam bi wala ñàkk exigence population yi ni nga ko waxee sànq waaw man dama jàpp ni ñaar yëpp la rek par exemple boo jëlee cas bi gën a pratique tey Grand Yoff nga dem nga xam ne foofu yàlla dafa def tey ki nekkoon maire de Dakar moo fay jongante ak ki nga xam ne tey mooy premier ministre foofu mënoon nañ am yaakaar ni débat bi niveau du débat bi dina relever parce que ña ko seq lañu muy ñoo xam ni yàgg nañ xam état xam nañ décentralisation xam nañ collectivité locale te ñu ngi gérer ba léegi mais gis nañ ni foofu aussi débat bi dafa xaw a suuxe maanaam violence la ñu indi teg c'est parce que dañu xam ni population bi loolu la ñu soxla parce que ñooñu xam nga réere wuñ ko réere wuñ ni il y a matière à débattre waaw xam nañ ko parce que gestion de collectivité locale dafa nekk gestion bu complexe
yoo xam ne ay compétences maanaam ay missions yoo xam ne loi bi dafa jël tënk la ko. donc y a matière à débattre mais malheureusement gisuñu ko ci foofu. mais aussi boo dee xool sunu électorat bi ñu am. type d'électorat bi ñu am. bon maanaam man Sénégal dama jàpp ni dafa am li tubaab di wax fracture. maanaam élite intellectuelle boo xam ni ñoom boo demee mën nañ la laaj programme. mais am na ñu nekk ci biir kër yi. ñoo xam ni. xëy na loolu yitteewu leen. du loolu moo leen di tax a voté loo. d'accord yeneen chose moo leen di tax a voté loo. bon moo xam achat de conscience la man jàpp naa ni mi ngi dañ benn yoon. parce que nit ñi mën nga ñëw jox sa xaalis ñu jël denc mais bu ñu waree voté dañu voté. moo xam leneen la donc am na lu bari loo xam ni ma yaakaar ni suñ ci jógee war a def ay jàngat. majorité silencieuse boobu majorité électorale silencieuse boobu. il faut ñu interroger ko. d'accord xam. parce que sinon à chaque fois sunu élection yi dafay faussé wu. alors Salif est-ce que finalement ci mbir moomu mënuñu wax de les collectivités locales wala population yi ni ci collectivités yi. ñoom ñooy li ñuy tubaab di wax les plus grands perdants soo demee exemple bu mel ne tudd léegi ña fay xëccoo ñëpp daanaka soo xoolee mairie Grand Yoff intéressé wu leen intéressé leneen la est-ce que finalement duñu sacrifier collectivités locales yi population yi pour jox élection beneen enjeu. waaw man je considère que peut-être que mënuñu am jugement tranché. ci affaire boobu mais lu ñu constaté en tout cas ci depuis 96 personnel yi nekk ci collectivité locale yi ñu ci bëri sax d'abord le problème mooy loolu la ñu bëgg a dundee maanaam fi ñu leen fale fa la ñu bëgg a dundee parce que ñu ci bëri boo xoolee peut-être amuñu niveau de revenu wala amuñu métier boo xamante ni ci la ñuy jàpp léegi peut-être ci mairie bi ci la ñu bëgg a suqaliko jur ay scandale yu bari ci domaine yu nekk waaye tamit leen luñ ci mën a wax moo di ne population yi fu ñu perte moo di ne dañu yaakaar ni fal naa nit ki rek banaa kook lépp seetaan ko ba élection jiwaat dañ lay naan sax ñu ngi koy xaar ba bés ba mais balaa bés ba yooyu juróomi at yi war nga xool li nga dénkaane parce que waroo fàtte ni loi bi dafa ne yow yaa tax mu def loolu yow yaa tax mu créer loolu kon yow mii waroo nangu ki nga xamante ni yow xam nga ni xel ni am nga ay doute ci moom nga bàyyee ko loolu. est-ce que loi bi jox na population yi ay armes maanaam processus wala moyens yoo xam ne fa la mën a jaar pour contrôler la gestion bi ñuy gérer maire bi bés bu nekk par exemple. waaw xam nga Moustapha bu loi bi waxee ni les débats sont pratiquement publics. waaw maanaam bu débat amee ci débat d'orientation budgétaire bu amee. ci conseil municipal bi wala conseil bi war a daje. ku mu neex mën nga ñëw fekkee kon mu neex mën nga ñëw fekkee. même su fekkente ni yow amoo kàddu ci mbir mi. mais yéen su ngeen fekkee ngeen déglu ngeen gis lu ñu def yéen quartier bi wala groupement bi wala je ne sais pas beneen structure am ngeen droit saisir maire bi am ngeen droit saisir le représentant de l'État kon li nga xamante ni mooy mal lu mu doon wax cette majorité silencieuse bi nga xamante ni moom day toog di yàccaaral pour que mbir mi changer parce que aussi la confiance n'exclut pas le contrôle. léegi lan moo war a am cette majorité silencieuse boobu ngeen di tudd il faut ñu conscientiser leen. daanañ gis ne bu élection daan am par exemple da nga gis la société civile dañuy jóg. dem di seet nit ñi di leen expliquer enjeu élection yi. loolu daanaka gisatuñ ko en tout cas ci local yi. léegi population yi nan lañ mën a def dañ leen seetaan rek fu tëgg bi gën a xumbee fu tiis yi gën a bare ñu voté fa wala qu'est-ce qu'il faut faire. waaw yaakaar naa tëgg bu xumbeeg t-shirt yi bëri ak joxe paas kaar njaga njaay yi. yaakaar naa léegi loolu ñëpp génn nañ ci loolu falatul kenn wala di xaar ay lu ñu mën tuddee ay ndigal wala ay consignes yoo xamante ne jóge ci ay kilifa. mais population bi yaakaar naa fu mu nekk nii ñoom daal ñoo war a yeewu xam ni mbir mi ñooma. d'accord parce que carte d'électeur léegi Sénégal yaakaar naa nekk na loo xam lu am njëriñ la. kon nag bu ñu ñëwee ba sa gox ne la mairie bi lii la waraloog yow tamit nga warloo ak li nga warloo ak maire bi tam fekk nga def ko aussi. parce que aussi il faut pas lépp ñu teg ko ci kaw les maire bi. mais est-ce que ki nga xamante ni war na kaas fay na minimum fiscal. parce que loolu lépp nekk na aussi vase communicant il faut ku nekk def su rôle am pour li nga xamante ni mooy li tax mbir mi jóg mu sotti. leneen loo xam ne tamit seetlu nañ ko Malick ci campagne bi moo di ne ñu bari ñu ngi diggee naa def lii mais wax fan lay mën a jëlee. moyen en tout cas financier yi nga xam ne moom moo ko war a permettre mu réaliser ay promesses am maire wala conseil municipal Malick fan lay jëlee xaalis. waaw xam nga lépp dafa tegu ci yoon maanaam dafa am lu ñuy wax budget. boo xam ni ci loi ak décret ak ay arrêté la tegu.
gox-goxaan yi dañu am seen fiscalité. waaw maanaam ay impôts ak taxes yoo xam ne ñoo ko moom. état moomu ko ñoo ko moom. naam sax état moo leen koy recouvrer dencal leen. mais ñoo ko moom. ñu koy wax ay impôts locaux ak ay taxes locales. même boo xoolee taxe sur les ordures ménagères. taxe sur l'eau. taxe sur l'électricité nga xam ne ci facture yi dañ koy jëlee. am ay taxes sur les spectacles. maanaam bu ci gox ko xam bu ñu fa dee organiser ay spectacle am na ay taxes yoo xam ne ngay dem perception ay soirée ak yooyu sur les boissons consommées donc am nañ une palette de taxes ak impôts yoo xam ne ñoom ñoo ko moom mais loolu duñ ko recouvrer du ñoom ñoo koy recouvrer waruñu ko sax laal maire normalement warul manipuler de l'argent dinañ ci digg léegi Malick ñoom moom seen fiscalité ñoom moom seen impôt mais trésor public nga xam ne taxawaayu état la am moo koy recouvrer pour ñoom su ko recouvrer bu ñu demee nag ba léegi bu trésor doo koy delloo non da koy recouvrer mu jël ko mu denc ko mu teg waaw maanaam yow Moustapha Diop nga dem ba nekk maire am looy liggéeyloo ñu defal la centre de santé ba pare boo defee say appel d'offres et tout ça ba entreprise bi gagné ko ba liggéey ba pare yaa ko am droit fay parce que yow yaay ordonnateur budget bi maanaam boo amee 100 millions ci trésor percepteur bi amul droit laal sa xaalis yow yaa ko mën a génne ci sa signature ok donc moom la ñuy wax mandat bu boobaa maire bi dafay def mandat mandat bi dafay am fu muy tegu maanaam appel d'offres yi ñu def wane ni marché bi exécuté nañ ko convenablement yooyu yëpp bu ñëwee percepteur bi moom il est tenu mu xool loolu lépp avant muy fay rek moo mën a génne xaalis bi waaye moom la ñuy wax ordonnateur du budget quelle que soit la taille du budget bu dee 40 milliards comme Dakar Khalifa Sall rek moo ko mën a bind signé ko bu signé jox ordonnateur est-ce que moom maire mën na tëju ci bureau rek bind de joxe wala il faut conseil bi autoriser ko non conseil bi moom li muy def mooy votel ko budget rek bu ñu ko xasee ba votel ba budget ba sous-préfet ñëw ba avaliser ko xam nga avant même budget bi sous-préfet bi moo daan kii mais léegi xam nga contrôle a posteriori la d'accord maanaam maire bu ko conseil municipal voté ba pare ba ñuy indi ko ci sous-préfet bi bu dee commune d'arrondissement wala préfet bu dee ay ville donc préfet bi day apposer signature am bu ñëwee nag après maire bi moo koy exécuter d'accord mais selon les règles comptables de l'État maanaam maire yi mais état bi moo leen koy gardeel mooy recouvrer amul benn maire yi bu am droit dem recouvrer ay taxes wala ay impôts c'est le trésor public bu am ay démembrement ci biir gox-goxaan yi moo xam recette perception municipale la moo xam perception municipale la est-ce que recette yooyu Malick doy na pour régler wala boog pour que maire bi def promesse yi mu def ci élection yi yëpp est-ce que recette yooyu nga tudd nii doy na pour def ko pour budget bi muy am est-ce que doy na pour régler loolu bien sûr moo tax xam nga li ñu doon wax ci njëlbeen avant ngay diggee nga xam li olof di wax bala maa ne fa waaw nga xam ba pare parce que bu fekkee yow budget bi ngay yoree ci 100 millions la ngay ñëw di diggaat dinaa leen defal ñaari centre de santé dinaa leen fayal seen facture électricité yéen ci biir kër yëpp dootu leen fayee ci ndox dinaa defal tali ci biir koñ yi ba dootul amati suuf xam nga yooyu ay wax la yoo xam ni après xëy na peut-être ignorance maanaam ñàkk xam parce que aussi il faut le reconnaître maires yi bien que am nañ autonomie morale et financière mais dañu am marge de manœuvre mën nga jël sa budget sax loo xam ne yaa ko moom nga ñëw di ko exécuter payeur nga ñëw indi sa mandat payeur bañ a fay parce que principe unicité de caisse ok d'accord maanaam collectivité locale yëpp seen xaalis da koy dajale ci benn caisse ku ñëw mandat yi mu dem mën nga ñëw def sa mandat fekk dara nekku fa bu boobaa da ngay toog donc c'est des marges de manœuvre yoo xam ne c'est très difficile travailleur bi dem guichet ba xëy na di jël salaire dara nekku fa mënul jël day toog xaar voilà mënul jël dafay toog xaar moo xam dafay xaar 10 jours moo xam dafa donc yooyu yëpp dafa laxasu ci biir moo tax wax ci dëgg c'est-à-dire xam fa nga jëm wax dëgg moo tax bu ëllëgee doo am ay problème mais yooyu yëpp lu jaral leeral la population yi ñu xam Salif Malick tudd na fi nga xam ne yëpp fa la maire mën a jëlee xaalis mu doon xëy na loo xam ne buñ ko war na mën a takku pour def liggéey yoo xam ne en tout cas ci 9 domaines de compétence yi nga xam ne moom lañ jox maire yi mën a cee xaj mais teewul à chaque fois koo ci wax rek ci ñoom maire yi wala ñi nga xam ne ñoo bëgg a nekk candidat dañ naan budget bi doyul nañu yokk budget bi na état bi yokk subvention xamu dem sax di jaayi suuf ak di jaayi cantine lan moo ko expliquer waaw li ko expliquer en partie mooy li ñu tuddee diggé yu bëri parce que dañuy diggee loo xamante ni ça ne cadre pas avec seen compétence non seulement ak seen i moyens parce que maire yu bëri bu ñu waxante dëgg c'est des créations yoo xamante ni buñ jaaroon ci yoon rek waruñu nekk mairie parce que amuñu viabilité économique bi war parce que mairie tamit doo ko dagg noonu rek parce que neex na la mairie da nga ko war a dagg selon nga gis ni bu ma daggee fii def ko mairie am na koom-koom bi fi mën a jógee koom-koom boobu moo mën a des ci dëkk bi am lu des ci dëkk bi ñu mën ko liggéeyee dëkk bi waaye mairie yu bari fii bu ñu ko xoolee honnêtement dañ ko def mairie rek mais
xam nañ ni amul viabilité économique. li kon léegi bu ñu defee digg yooyu non seulement war nañu def loolu mais ñu ci bëri nag boo xoolee fu ñuy compter ñu ci bëri mooy coopération décentralisée. ñu bëri saa si camp dañ lay naan am naa sama xarit yu nekk tugal yu nekk fële dañ ma jàppale ma indi fii ambulance ma indi fii école ma indi fii centre de santé kon ñoom ñu bëri fa lañ ko yaakaaree mais yaakaar na ak loi bu bees bi ak acte 3 bi le maire war na mën am possibilité comme que léegi autonomie de gestion ak communalisation intégrale la peut-être maire bi war na am xarañ xool li ko wër mu xool naka la fay defee jumtuwaay boo xamante ni dina mën a produire pour fiscalité bi am pour impôt bi am waaye nag tekki cantinisation bu ñuy gis nii de du cantine yi ñoo mën def de waaw du cantine moom la ñu du cantine mooy indi fiscalité bi parce que cantine yi gis nañ ni partout foo dem mu xatal yoon bi coow la indi mais war nañu am ingéniosité ba koom-koom dëkk bi nga gis ni fii mbay mi boo xëccee ay investisseurs ñu ñëw ñu liggéey fa nit ñi liggéey fa mu am lu des ci mairie bi mu am koom-koom ci kër yi. justement ingéniosité la Salif tudd Malick est-ce que am na ci fi maire war a wutee xaalis souvent koo ci laaj danaan la sama xarit ba nekk France sama xarit ba nekk fële coopération décentralisée est-ce que am na encadrement par exemple wax ne maire bi mënul jëlee fii rek la mun jëlee est-ce que wala lañ koy bàyyi rek fu ko neex mu wutee xaalis andi. waaw déedéet wax ni dafa am texte yi yu régir ñoom dañu war a fonctionner mooy seen fiscalité locale li mu wax nii dafa am solo maanaam ci acte 3 dafa am ay coppite yu bëri yu am mooy maanaam léegi commune d'arrondissement yi par exemple ay commune de plein exercice la waaw ku ci nekk ak sa potentiel fiscal yaa ko moom waaw mais nag problème bi mooy ingéniosité boobu mu doon wax lu ci am solo la seen xarañ parce que nit mën nga am potentiel fiscal de 2 milliards mais ngay recouvrer 500 millions yaa war a xam foo ko war a mën a jaare maanaam bu fekkee dafa jar nga dem direction des impôts nga signer contrat ak ñoom mettre un personnel à leur mu bañ a am évasion fiscale maanaam sa potentiel fiscal bi yëpp da nga ko mën a récupérer acte 3 bi ni ñu def nii communalisation intégrale malheureusement dafa am contradiction ci texte yi on dit savoir lire et écrire mais il faudrait kenn koo xam ne dina mën a impulser benn vision à partir de fi mu nekk parce que savoir lire et écrire rek doyul pour yow doyul parce que surtout communalisation léegi dañuy demal sa bopp ku nekk demal sa bopp ba pare ubbil leen buntu yi coopération internationale décentralisée maanaam dañuy dem à l'extérieur di dem di indi du rek indi da ngay indi di joxe moo xam da ngay jiital caada dem bu fekkee da nga soxla ay moyens ñoom ñu jox la ay moyens mais ingéniosité boobu mu doon wax mais justement est-ce que bu maire bi man di dem di indi est-ce que dinañ ko contrôler par exemple exemple bu banal xëy na suñu bàyyee maire ne ko demal wutil fu la neex mu dem wuti ci ay narcotrafiquant wala yu demee noonu andi est-ce que am na contrôle bu ci non mais loolu nag dafa am ay raaya yu mu war a jaar maanaam même boo demee bu fekkee nga dem par exemple nga dem man ci mairie Dakar laa nekk dem mairie Paris bëgg am xaalis bu mu ma jébal du jaar sa loxo de du jaar ci trésor public lay jaar. D'accord. Il y a des mécanismes boo xam ne dafa war a jaar parce que sànq maa ngi la ko doon wax maire normalement warul manipuler de l'argent warul laal xaalis warul en principe su fekkee orthodoxie lañ jël maire à part salaire am bi ñu koy fay warul laal xaalis. Justement Malick maire warul laal xaalis lan mooy salaire am maire bu ku jiite par exemple maire bu mel ne mairie bu mel ne Dakar wala ku jiite mairie bu mel ne beneen dëkk bu nekk ci biir réew mi est-ce que salaire yi ñoo yem ak fan la war a toll niveau salaire yi fi ñu toll nii. waaw xam bokkuñu parce que boo jëlee lu mel ne mairie Dakar salaire am maire Dakar bokkul ak salaire u maire commune d'arrondissement bu Gueule Tapée Fass Colobane. mairie Dakar environ maire Dakar ay 700 000 francs. En plus bon il faut voir les impôts ak yooyu yëpp bu ñu ko ci génnee. mais 700 000 la mais bu njëkkoon amuñu woon salaire ay indemnité la ñu amoon. na ci 80 000 jours. voilà 90 000. 90 000 waaw. xam nga loolu aussi bon defe naa ci. bi Abdoulaye Wade ñëwee la ñu joxe salaire loolu doon aussi plaidoirie boo xam ni association des élus locaux. donc ku nekk maire Dakar wala ku nekk beneen dëkk bu ni toll ci biir réew mi sa salaire ci ay téeméeri junni lay toll. voilà téeméeri junni. maintenant bu fekkee ville. communes yu ndaw yi dem na voilà communes yu ndaw yi ak communes yu ndaw yi ñoom ñoo. ay juróom-benn fukki junni ak yooyu. ñoom non comme commune d'arrondissement yi téeméeri junni la woon. d'accord alors salaire boobu nga xam bu téeméeri junni ci politicien xëy na du am solo trop comme salaire Salif laaj bi mooy lan moo war a tax kon politiciens yi lan moo leen tax a daw bay dee lan moo tax ñuy fan yi yëpp ndax bëgg a nekk maire su fekkee ne xam nañ ne salaire bi moom téeméeri junni rek ci lay yem ak yu demee noonu. waaw xam nga Moustapha mbir mi daraja ci la bokk
xam nga nekk mosoon naa nekk maire loolu déjà loolu xam nga ci nit rek nit moo bëgg loolu rawatina ci li nga xam ne mooy suñu culture loolu daf ci am solo li am solo mais leneen li aussi am ñoo xamante ni ku nekk noo ñëwee ci géew gi ak lu la fa indi c'est vrai di nga gis ñoo xamante ni ñoom dañoo bëgg sincèrement liggéeyal seen gox am ñoo xamante ni fayul dara tamit bëgg nañu waaw bëgg nañu am ñoo xamante ni tamit peut-être dañu am ay mébét yoo xamante ni il faut ñu jaar bi pour mun ko réaliser. D'accord. Réaliser ko te loolu il faut nga am pouvoir boo xamante ni di nga am pouvoir ci délibération bi wala nga mën a am boo buñ la falee nga mën a dem ba négocier ak état beeg ñoom seen loolu lépp ci la parce que yaa conglomérat la boo xam ne lépp a nekk ci biir. D'accord mënoon nañ ci wax lu bari wax dëgg yàlla Salif mais waxtu wee ñu tënk lool ma lay gërëm baax Salif Amadou Salif Tall bu Sud FM di gërëm Malick Diagne moom consultant la ñoom ñaar ñëpp di yëngu di gëstu ci wàllu décentralisation mbokk yi jërë ngeen jëf ci ànd bi ngeen àndoon ak ñun ci seen débat du jour ba suba ak jàmm incha allah ci beneen débat.